Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. asalaamaaleykum maa ngi tudd Thioro Sène nekk présidente groupement bu Sangué suñu formation ñetti fan yi moom aw na yoon surtout bu tey leadership bi tey bi aw na yoon wax dëgg yàlla formatrice bi formé nañu comme nu mu ware wan nañu ni nga xamante ne njiit noonu la war a mën a mel wax dëgg yàlla comprendre nañ ko ndax njiit dafa war a mën a woyof gëm boppam mën a muñ mën a déglu waaw. ñoo ngi gërëm it Ndeye Fatou Ndiaye ndax wax dëgg yàlla formation bu ne indil nañu ko fii ci biir Notto Diobass kon ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla rek yàlla may ko wër ubbi xéewal bi indi wërsëg bi ñun ñëpp ñu bokk ko ñoo ngi gërëm ñëpp. léegi bu leen xanaa ñu dem wàccee ko ci groupement ba waaw li ñu xaar ci ñun daal mokkal nañu formation bi. xam nañu luy leadership danga war a gëm sa bopp mën a muñ yaatu tey déglu bu ñu eggee loolu bu soobee yàlla dañ ko former ci suñu groupement yi wàccee ko fa. waaw li ñu fas yéene taxawoo Diobass xanaa gox bu ne rek ñu wàccee fa li nga xam ne moom la ñu jëlee fi ci biir Notto Diobass. formatrice bi moom wax dëgg yàlla zéro faute ndax baax na def ñuy déglu. énervé wul lu ñu comprendre wax laaj ko def ñu koy wax comme nu mu waree wax dëgg yàlla ku baax la it jàng bi it dugg na ci suñu bopp bi ba ñu fas koo yéene wàcce ji sa bâche bi. li ma leen di wax daal moo di ne bu ñu demee bu ñu tëdd di nelaw li ñu fi jëlee nañu fexe ba wàccee ko seen moromu jigéen yi ñoom it ñooñu ñu xam fu ñu war a taxaw ci wàllu leadership. Croix-Rouge it ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen wax ne rek formation bi wax dëgg yàlla baax na aw na yoon. ñu ngi leen di ñaanal it bu ñu mënee amaat yeneen formation dina baax ci ñun. man maa ngi tudd Kodou Mbaye dëkk fii ci Notto Diobass di relais communautaire di tamit femme de développement. Seeti Diagne lalu ñetti fan bi lim ñu indilati sax la ñuy wax lalu ñetti fan yi lim ñu indilati ndax formé woon nañu fi ba jox ñu ay diplôme tey jii mu ñëwaat kon liñ ci am mooy contentement bu mag di tàllalaat sunuy loxo ba formation bu ñu mënti am te jigéen soxla ko. bu ñu mën a gën a xam ñun jigéen ñi fu ñu teg suñu ay tànk soxla nañ ko wax dëgg yàlla formatrice yi fi jaar yëpp barki démb ak tey ñi fi jaar ñëpp wax dëgg yàlla def nañ ci bopp yi xam-xam yoo xamante ni buñ ko démultiplier rek yaakaar naa ni Diobass jigéen bu fi nekk di nga xam fooy teg say tànk. mooy leadership maanaam leadership jikko yi mu war a sàlloo yi mu war a am démb ñu ñëwal ñu ci jigéen. àqam ak yelleefam ci droit bi nga xam ne jigéen am na ko mën naa ne ñetti fan yëpp wax dëgg yàlla lépp luñ fi jànge njariñ la te buñ ko toppee sunu kàddu dinañ ko moom te bu ñu waxee nit ñi dinañu déglu. waaw Croix-Rouge mu nekk fi di fi yendoondoo di fi jëlee xam-xam boo xamante ni suñu génnee doon ay leader bañ koo tëye te saare ko ci Diobass dina bari ay leadership ba képp koo gis ak ndomba tànk ba ko yàlla mën a may soo taxawee di nga wax ak moom mu dégg la. man maa ngi tudd Ndeye Lissa Diop di expert en développement ak en protection sociale di liggéey aussi ci domaine bu ñuy wax leadership transformationnel des femmes tey nag dañ fi ñëw pour participer ci formation jigéenu GPF Notto yi ñi nga xam ne suñu sœur Ndeye Fatou Ndiaye moo leen di coacher mu yaakaar ne nag war na leen dolli renforcer seeni capacité dolli leen ñu defaraat seeni taxawaay pour mbootaay yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite ay leader lañu ay femmes leader ñu gën leen dolli loo xam ne dina leen jëriñ dina leen tax ñu mën a yóbbu seen mbooloo fañ ko bëgge ndax mën nga nekk leader jiite te amuloo qualité yi nga xam ne dina permettre nga transformer seen situation communauté yi nga xam ne ñoom ngay servir situation jigéen ñi nga xam ne ñoom nga boot. waa ci biir formation bi gis naa ne que ay jigéen ñu am Pastef lañu ñu am vécu lañu ndax ay jigéen ñi fi nekk ñii ay conseillère municipal lañu ñii ay bàjjanu gox lañu ñii ay présidente de groupement lañu maanaam ay jigéen yoo xam ne ñu am mbooloo seen ginnaaw
ma gis ne que ñoom ñëpp participer nañ ci formation parce que leadership jigéen ñi dañ koy dund ci biir kër yi dund ko ci biir askan bi dund ko ci biir seen mbootaay ci seen kanamu mbootaay yi parce que ku ci ne am na loo xam ne yow dañ la ko féetale jagleel la ko muy nga jiite. su fekkee nag amuloo leadership bi nga war a am amoo taxawaay bi nga war a taxaw defaroo sa toogin doo leen mën a jiite te doo mën a jëriñ sa askan. looloo tax man gis naa ne que ay jigéen ñu participer ñu am fulla lañu ñu xam fu ñu jëm am vécu parce que ni ma leen gisee ñuy wax parce que ci suñu biir formation bi dañuy def ku nekk dañuy weccante xalaat ku nekk sa vécu da nga koy dund sa expérience da nga koy partager. kon ay jigéen ñu am Pastef lañu te xam naa ne mën nañu dem fu sori suñ leen gën a tàggatee parce que li ma gën a insister ci ñoom pour que ñu xam ñoom ñooy kan ñu xam nan la ñuy gérer seeni émotion ñu am confiance en elles ñu xam ne war nañoo mën a jóge ci jële seen mbootaay ci point A yóbbu leen point B ak ay résultats yu baax. bu ñu jotee seeni attestation dinañ leen dénk ñu gën a defaraat seen taxawaay parce que comme ñoom ñëpp ay njiit lañu am na weccante na ñoom ay xalaat am na loo xam ne dugal nañ ko ci ñoom mu nekk ay compétence te wax nañ leen ñu continuer di saytu seen bopp ñu continuer di saytu parce que leader doo ko xëy nekk ko da nga koy tabax bu yàgg la da nga koy xëy chaque jour boo xëyee am na benn compétence su leader boo xam ne da nga ko war a fexe ba mu dugg ci yow nga di ko jëfe di ko réagir noonu. looloo tax maa ngi leen di gën a dénk ñu gën a saytuwaat parce que dañ leen jox guide li ñu fi doon wax yëpp yu ci bari dinañ ko dugalaat ci livre jox leen ko ñu koy nafar suñ ko mënee partager ak seeni mbootaay aussi ñu partager ko parce que am na qualité yoo xam ne ñi ngi ci ñoom mais xamuñu ko woon tey dañ leen a pousse ñu saytu seen bopp te xam nga jigéen ñi dañuy tañax mais duñu am temps wu def évaluation xool ñoom ñooy kan parce que pour nga nekk un leader il faut nga xam yow yaay kan nga agir pour ab résultat ñun loolu la ñu gisee leadership bu jigéen. maaleykum maa ngi tudd Ndeye Fatou Ndiaye nekk présidente comité consultatif des femmes de l' arrondissement de Noto et du département de Thiès. damay wax rek alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonante bi ñuy sant ñi nga xam ne ñoo fi teew bu baax li ma waxoon ca njalbeen tànn dafa metti soo bëggee tànn 35 femmes leader ci arrondissement ci commune bu Notto Diobass defe naa ni du yomb waaye tànn yi ñu tànn indi leen fi ànd ko ak formatrice yu matale li ñu doon tey ñu ngi nii ak Ndeye Lissa Diop mu defal leen formation ci leadership transformationnel démb ñu àndoon ak Ndeye Yande Ndiaye mu defal leen les violences basées sur le genre barki démb ñu àndoon ak Fama Dieng mu defal leen droit politique et socio-économique des femmes muy ñetti module yoo xam ne yu am solo la kon ñetti module yooyu am solo gi mu am solo day baax nga dugal ko ci noppi ñoo xam ni suñu delluwaatee askan wi dinañ ci gis seen bopp looloo sabab ñuy feeñal suñu mbégte ndax rëccuwuñu woon luñ doon demandé ji formation bi waa Croix-Rouge ci njiitul coordonnatrice Aïssatou Assou Diouf muy suñu kóllëre nekk directrice su genre ci ministère de la femme waaye yabal point focal bi muy Aïssatou Sall mu mat li mu doon sëkk jàpp ci am taxawaay bu dëgër kon man tey sama mbégte am na fu mu doore waaye amul fu mu yem ndax li taxoon ñu tànn leen ñoom indi leen formatrice bu ci nekk nee nga ñii fi ñëw de ay jàmbaar lañu nee nga ñii fi ñëw ay leader lañu te nee nga ñii fi ñëw de bu ñu leen poussé tuuti dinañ mat li ñu doon rawatina nag module bii ñu mujjee muy leadership transformationnel kon dafa am solo goo xam ni mooy tax jigéen ñii gën a xam seen bopp ci seen biir kuréel gën a xam seen bopp ci seen biir kër gën a xam seen bopp ci seen biiri borom kër ak seenu njaboot ndax nag nit ki bu fekkee ni bëgg ngaa doon leader day am fooy doore ni ko formatrice bi waxee léegi ba fi ngay egsi nit mënut a jóg rek nekk leader te it nit mënut a xëy dem jënd leadership kenn du ko jënd da nga cay nekk ba mu fekk la ca nga koy incarner sa bopp tamit nag yu mel nii formation yu mel nii nga di ko fekkee
di ci participer di xóotal sa xel di xool yow sa jëmm ji man maay kan man Ndeye Fatou Ndiaye lan mooy samay ngëneel lan mooy samay des lan laa war a yokk lan laa war a wàññi nan laa war a soppi ci sama bopp. loolu bu fekkee ni nit ki mu ngi koy xam di ko doxal amaana ci biir kuréelam dina dem ba jafe-jafe yu bari dootu ko amati. beneen cant gi Noto commune bu yaatu la ay kuréel yu baree fi ne ay jigéen yu baree fi ne waaye jigéen ñii ñu tànn indi leen man jàpp naa ne vulgarisation bi mën naa gaaw ndax bu gaawee ci seen biir avec yi seen biir groupement yi ci seen biir mbootaay yi bàjjanu gox yi bu ñuy dajee ñu sensibiliser ñooñu rajo baa ngi fi rajo communautaire bi day baax Cheikh ñii fi nekk yenn saa yi ñu créer émission yoo xam ne da ngay jël ñeenti femme wala juróomi femme ñu ñëw toog waxtaan ci thème yi développé ñeneen ñi ci def mën koo dégg ndax loolu tamit dina baax ci démultiplication bi ndax yàlla dogal na am nañu rajo communautaire bu ñu jege ca Cheikh mii fi nekk ak Babacar Sène doon nañ ñu xereñ ñoo xam ni yombalal nañ ñu mbir mi te it nag du tardé ci ñoom kon vulgarisation bi dina yomb. beneen bi tamit waa partage de l'info ñu ngi fi Kaaw Sarr suñu càmmeñ la suñu xarit la wax dëgg yàlla jàpp nañ ni lépp loo xam ne ñu ngi koy jëflante ak moom fa mu war a egg rek dina fa egg ca partage bi tamit nit ñi dañ koy suivre. formatrice yi ma sant leen bu baax a baax seen taxawaay soxna Ndeye Lissa sant nañ bu baax ni ñu santee Ndeye Yande sant ni Fama li ngeen xam daa bari lool géej la waaye ñii ku ci nekk tàng nga ci xañ na ku ci yor sa siwo fees na ku yor paan nga xam ne dangaa xër fees na ku yor pot tamit fees na te jàpp naa ni fii pot nekku fi ay siwo ki paan a fi nekk kon ñun sant nañ ci bu baax a baax ndax duy nañ ci yéen. ñuy gërëm suñu autorité locale yi ndax fii ñu nekk ñu ngi ci mairie bu Notto Diobass ouverture bi maire nekku fi mais 3e adjoint jaar na fi muy Ibrahima Thiandoum Doudou Pouy ñëw na représenté maire ubbil ñu dalal ñu waxtaan ak ñun maire woo nañu sànq mu nga jëm Fatick xañ na clôture bi bëggoon naa ñëw waaye mënul ñëw léegi la woote kon dañ koy sant bu baax ci lëkkaloo gi nga xam ne lëkkaloo nañ ko ak ñoom ndax li ñuy def wax naa ni commune bee fi ne lépp lu ñuy def kon mairie bi lañ koy defal ndax ñoom ñoo war a jóg wuti partenaire bu yàlla dogalee na jigéen ñi am ci taxawaay bu dëgër ndax gis ngeen conseillers yi fi nekk yëpp conseil municipal bi 50-50 la kon conseillers yi fi nekk yëpp kenn ku ci nekk am nga war wut dem wuti partenaire bu ñu tàggat ba kenn ku nekk am xam-xam bu matale kon loolu mu ci dugal man ma dem wuti loolu may gërëm sous-préfet tamit moo ñëw ubbil ñu ca clôture bi tamit incha allah rabbi adjoint dina ñëw loolu tamit ngëneel la Notto li fi am bariwul commune yu mu am déggoo gi am entre autorité locale ak organisation de femmes yi wax dëgg yàlla ñun amuñu dara lu ñuy ñooru ci ñoom bu ñu amee soxla dañ leen koy wax bu ñu waree teew dañuy ñëw teew si duñ leen bàyyi sax dañ leen di topp leen ba ñëw teew si loolu tamit nag yombul wax dëgg yàlla di sant di gërëm di ñaanal ñi nga xam ni ñoo ñëwoon kenn ku nekk suñu borom delloo la ci jàmm formatrice yi ñu sant leen waa AGS ñu sant leen waaye Croix-Rouge tamit ñu koy ñaanal bu baax a baax ba financement bi projet bu jeex rek nañu am beneen ndax askan waa ngi ciy gis seen bopp Assou Diouf ñu ñaanal ko bu baax a baax moom mi nga xam ne mooy coordonné projet bi yàlla yokk ko may ko wér bu baax ak kattan ci kattanu suñu borom. Aïssata Sall, je suis le point focal du projet de contribution à la vulgarisation et à la protection des droits des femmes. Un partenariat, une collaboration plutôt de la Croix-Rouge sénégalaise, entre la Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge espagnole, sous financement du gouvernement de la Rioja et du Conseil général de la Grenada qui se trouve en Espagne. Nous avons été là depuis avant-hier, depuis jeudi, le jeudi 30 juin, pour une formation de 3 jours avec les groupements de promotion féminine et les Badianou Gor et aussi les femmes élues qui sont des conseillères municipales de la commune de Notto Diobass. Ce que nous attendons de ces femmes, qu'elles soient des relais pour vulgariser et sensibiliser les autres parties de la population qui n'ont pas pu faire cette formation. Puisqu'il y avait 35 participantes, nous savons que ce n'est pas beaucoup, mais puisqu'elles sont des leaders, des femmes leaders, qui sont des membres ou présidentes de groupements de promotion féminine, qui sont des Badianou Gor, elles ont l'habitude de parler avec les populations. C'est pourquoi nous avons pensé les choisir
Madame la coordonnatrice de ce projet a pensé choisir les GPF pour cette formation pour la phase du projet droits des femmes du Comité national de la Croix-Rouge sénégalaise. Voilà c'est ce que nous attendons de ces participantes. Normalement, puisque nous attendons aussi de ces femmes qui ont été choisies pour faire cette formation, qu'elles fassent un plan d'action sous la coupe de Madame l'adjointe au maire de la commune de Notto Diobass, qui est Fatou Ndiaye, qui est aussi membre de GPF et qui est aussi une femme leader. Nous pensons aussi les accompagner, le projet pense les accompagner pour ces plans d'action, pour qu'elles peuvent mieux vulgariser les connaissances qu'elles ont acquises durant cette formation. Le projet a financé cette formation pour financer peut-être un forum et aussi les plans d'action qu'elle compte faire. C'est ce que nous pouvons faire puisque il y a eu 2 pauses, une pause café le matin et puis une pause déjeuner. Elles auront aussi des fascicules où il y a les 3 modules qu'on a déroulés durant les 3 jours. Et aussi un diplôme, mais aussi un remboursement de transport. Nous savons que ce n'est pas beaucoup, mais aussi ça peut les aider à faire les plans d'action qu'elles veulent faire. Voilà, nous remercions d'abord le sous-préfet de la commune de Notto Diobass qui a été ici pendant le premier jour et son adjoint aussi, c'est lui qui a présidé l'ouverture de la formation, de la session de formation, mais aussi le maire de la commune de Notto Diobass qui nous a donné la salle. Nous sommes bien à l'aise ici dans la mairie de Notto Diobass, mais nous remercions aussi Madame Fatou Ndiaye qui est notre point focal ici dans la commune. Aussi les participantes et la population de Notto Diobass qui nous ont bien accueillis. Et surtout vous de la presse et aussi Diobass TV. Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor.